dal leen ak jàmm seen entreprise 3M menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3M loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 wala sax si 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. Je chante la banlieue. Discours sociétal. J'ai misérabilisme sans fin. Survolé la banlieue. Dénoncer les mots. Avec un œil de piège. Martelant les mots jusqu'à quand? Pour dire aux gens que la banlieue doit être serrons les rangs. Voilà. C'est ça. Là, je parle de la banlieue. Cessons. Et les images parlent. salaamaaleykum mbokk internet yu Caaroy info ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ñi ngi fii ci Jidda Caaroy kaw ñu nekk fi seet si fi wala boog suñu benn papa ñu koy wax Ara Mbaye mu nekk ku nga xam ne xam-xamam màcc na lool ci Sénégal ba bind na fi sax ay œuvre yu bëree bëri waaye tamit day yëngutu ci wàllum politique boobu nag avant loolu nekkoon na ku nga xam ne benn policier la ku servir ku nga xam ne mooy la nation sénégalaise ñu lay bàyyi nga nuyoo ak mbokku internet yu Caaroy info papa. asalaamaaleykum waa Caaroy info maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen béggee ci seen taxawaay ci Jidda Caaroy kaw parce que lii dafa wane ni léegi fa tabarakallahu jiggiwuñu lenn fenn lii lu ma yàgg bëgg la ngeen indi ko fii ba ci sama kër maa ngi leen ciy gërëm di leen sant yéen waa Caaroy info ñu ngi lay sant bu baax papa fi may tàmbalee suñu waxtaan mooy ci wàllum politique gu Sénégal noo gisee politique gu Sénégal ak ban ambition nga ci am. politique gu Sénégal daal moo di dégg nañ ci yëngu-yëngu yi dégg nañ ci bu baax a baax xew-xew yi waaye nit ñi nag dañu war a am raison garder ndax nag dama wax ni loo gis dafa laaj càmbar ak. waxtaan xam nga man en ma qualité d'écrivain dañu yàgg ñun écrivains yi jàpp suñu bopp ci yu ci bari ci politique bu amee alors duñu ci feeñ wala duñu ci wax loolu nag njuumte sax laa ko gis ndax boo bokkee ci réew yëngu-yëngu réew mi daf la war a intéressé lépp lu ci xew war nga ci ñëw taxaw wane ci sa point de vue. parcours su ma la doon wax ñaata œuvre nga bind lan nga may tontu ci loolu. sama œuvre yu bari la yoo xam ne publié naa leen ak yoo xam ne publié guma leen mais bi ci gën a siiw da nga xam ni moo am un grand succès je dis de par le monde laay wax parce que j'ai été édité par les éditions classiques d'édition française avant muy le maître sorcier bi nga xam ni alors certaines écoles ñu ngi koy jàngale dans les classes. ndax aussi bi ngeen di visionner léegi banlieue nee na waaw j'ai survolé woy naa la banlieue parce que man nitu banlieue la j'ai survolé la banlieue avec un œil de paysagiste di wax banlieue la ko commencé ci Pikine bu njëkk ga ba ci Guédiawaye alors ak nag yeneen œuvre yoo xam ne yi si def naa ko ak nag nan la ce qu'il nous faut un nouveau président dans mes œuvres ma def benn œuvre boo xam ne xam naa ne vous aurez à le diffuser le nouveau président war a nekk yooyu yëpp nag duma ko wax ba pare nag garder ko dans mes tiroirs. mari dañuy dugg ci sa parcours maanaam ci wàllu livre yi nga bind le maître sorcier lan moo tax nga jël titre boobu. waaw le maître sorcier nag moo di alors ku ne xam na ni alors nit ñi sax est-ce que duñuy wax ni Ara est un visionnaire parce que xam nga tooñ yi dafa bari nit ki. yaa ngi koy tooñ ku la raw rek nga dabe ko làmmiñ
waaw nga dabe ko làmmiñ c'est-à-dire fii alors booba les réseaux sociaux sax ne sont pas développés mais fii ku la raw nga dabe ko làmmiñ fii dafa am ay points yoo xam ni ci la ñuy saluer la dignité de la personne bu jëkk bi ñu jiiñ ko ñu tuggati te kooku yàlla rek moo xam bi ci des ñu jaay ko nit kuy jaay boppam bi ci des ñu ni jaam la te nag Ndakaaru di dëkku dox daje boo xam ni nit ñi dañu dox ba daje kenn xamul kenn waaye da ngay gis koo xam ni raw na la socialement lan nga ko mën a dabe nga dabe ko par làmmiñ tooñ ko indil ko xas wala ak sos woo ko defal dans les réseaux sociaux yàq ko ba mu yàqu yaxeet ndax nag am na yenn yoo xam ni ci kanam suñu borom rek lay leere kon le maître sorcier bi ma ko bindee maa ngi ci bind tooñante yi am tamante yi am. kon daal yow da nga inspiré wu sur la réalité sénégalaise pour mën a bind loolu. waaw xam nga man dama nekk policier mais Cheikh Tidiane nee na lu ne nag da war naa am un plus pour mu gën a baax alkaati plus laa woon di def sama liggéeyu alkaati waaye itam nag mbind mi nekk ci man moo tax livre bi ma koy bind maa ngi nekk en activité à la police di gis tooñante yu metti yi nit koo xam ni doomam dafa xeex ak beneen keneen mu lañ set ko lañ set mais ay nit ñoo xam ni yàq nañu seen àddina bëgg a yàq àddina ñeneen ñi alors loolu il fallait que mu bind ci moo tax livre bi je ne veux pas trop en parler je vous invite à acheter le maître sorcier et à le lire dañ doon ñëw kooku rek c'est le volet social li ci des aussi le volet religieux lu fi xew ci wàllu ay jàng ci wàllu ay lu nekk dañ ciy gis sama taxawaay ba nag sax ci l'implantation de la grande mosquée bii nga xam ni moom ngeen jàkkaarloo nga xam ni alors dans mes démarches la rencontré Serigne Moustapha Sall Ibn Abbas radiyallahu taala anhu yal na yàlla yokk leeram alors ma wax ko ni ko ñun jàkka ju ndaw la ñu am dañu bëggoon nga may ñu juma mu may ñu juma yëkkati teg ko ci sama loxo alors joxe structure yi nga xam ne ñooy jàppale jumaa ji maanaam ay boutique ay boulangerie yépp ci jumaa ji ni ma nag jàkk ak jumaa dafa am lu ko war a téye du cotisation téeméer yi ak ñaari téeméer kooku c'est sur le volet social. te xam naa damay ñëwaat ak yow ci wàllum politique nan nga gisee politique gu Djiddah Thiaroye Kaw ak maire yu nga xam ne ñoo ngi fiy faral di nekk. ah Djiddah Thiaroye Kaw nag yàgg naa fi ndax nag wax naa ni fi la am kër wax naa ni fii la serviré li ëpp ci année yi ma def en service surtout ci niveau police kon Djiddah Thiaroye Kaw dox na ay jéego parce que nit du fi ne ñu taxaw ni kii lu mu fi def yëpp bon waaye ku fi jaar rek def nga ay jéego mais dañu war a xam nag ni léegi jamono bi dafay daw ci vitesse boo xam ni am na yu bari yoo xam ni alors nit ñi dañu war a jël le train en marche mais ku ne gis na ni alors ñi fi jaar am na lu ñu def mais nag lu bari des na aussi. gis nañ ne jamono ji yaa ngi commencé jàppale ki nga xam ne mooy Abdou Salam Mbaye seen relation fan la doore. ah Abdou Salam Mbaye nag dañ koy ñaanal yàlla parce que dama wax ni doom doo ko gërëm danga koy ñaanal yàlla parce que moom nit ñi ñoo ñëw vers lui ni ko yaa ñu doy te loolu lu jafe la parce que Abdou Salam Mbaye Mbaye Seck Mbaye baayam dafa dëkkoon ak ñun doon nit ku baax a baax a baax boo xam ni fa tabarakallahu daf daan dimbali nit ñi wax naa ko fii ma ni ko Abdou Salam yow loo baax doyul ndax sa baay fii ci Djiddah Thiaroye Kaw ba ca réew ma ndax ku ne xam na ni yow yaay mbokku Mbay Donde mi nga xam ne woy na Serigne Babacar Sy lépp Alaaji Njaase Mbay sa mbokk la kon yow deretu Tiwaawan nga te baax rek nga mën a def mais baayam Mbay Sekk Mbay boobu nag nekkoon ak ñun fii nekk fi nekku rafet moo tax ma wax ko koroog ni ko koo mës a gis fii ci Djiddah te jamono yooyu booba neexul muy waaxu walla mu am lu koy stressé bul laajte sa kër bàyyi la jëm ku am bor la fu la jëm ku
nga xam ne dem nga ba xam ne say jafe-jafe àddina fa nga jëm te boo ñëwee du la neelal ñu koy ñaanal nag yàlla lafal ko cet may ko mu yeggale ndax moom itam dafa dox yooyu ci tànk du delloo loxoy neen kenn à chaque fois nga xam ni boo demee këram ay nit a ngi topp ci seeni soxla ñetti doom macha allah la jurandu yàlla nañu dund te gudd fan xale yooyu dañ doon mujj di ket ku for meew bu ñu amee meew ku am suukar jox ko mais bi mu ne toq ci nopp salaam dafa ñëw ak ay xéewal yoo xam ne fa tabaarakallaahu jël en charge complètement cette dame là bi nga xam ni moo maître triplé waaw ku mel noonu nga xam ni nag mi ngi ci soxla nit ñi mais bu ko nit ñi geesoo ni ko yow la mais jar na nag taxaw ni mbokk yi ni leen nag ah ñun waa troisième âge yëpp war nañu taxaw nag jàppale suñu doom boobu Daouda Souaré ni ma ñun dañ ko doyloo parce que dañu ànd Daouda Souaré le vice-président Daouda Souaré vice-président dafa ni ma ñun dañu àndante nawle mais dañu xool ni gisuñu ci Abdou Salam Mbaye benn jukko bu sew buñ ko mën a sikkee fa tabarakallahu yàlla may ko terangam mënoon na ci yem ndax dafa am baax goo xam ni ci sa bopp rek nga ko yemale du baax ñu forcé ko ba nga xam ni léegi nag fi mu nekk actuellement xam na ni quartier bii mu dëkk li koy développé ak yéeneem bi mu ci am il faut mu am benn taxawaay bi réew mi nañu ñaan yàlla avec ce réveil là ak yii mu teg incha allahu jéego yi ñëpp dinañ ko gis te it nag ce sera pour le bien du peuple sénégalais. ce sera pour le bien du peuple sénégalais mu nekk ay kaddu yu rafet mbokku internautes yi ma leen di fàttali ne ñoo ngi fii ci Djiddah Thiaroye Kaw jàkkaarloog suñu benn papa ñu koy wax Ara Mbaye mu nekk ku nga xam ne ku am xam-xam ci àdduna waaye tamit ku doon servir li nga xam ne mooy la société sénégalaise nekkoon policier bu nga xam ne dafa jëm à la retraite ñuy woyal waxtaan wi rek may ñëw xam naa ci sa parcours ba tey laay dellu si waat ak yow may wax liggéeyu policier métti na papa. waaw xam nga police bu mu fa duggee boobu yéen ñëpp juddugu leen parce que police je me suis incorporé à la police en 1971 de 1971 ba 2004 bi ma retraité c'est toute une vie muy liggéey boo xam ni bu metti moo tax nag xam naa ni boo leen demee ci sama page di ngeen gis fi may rendre hommage aux forces de défense et de sécurité te yemalewuma ko ci la police rek la police j'ai chanté la police et j'ai chanté la gendarmerie parce que ñooñu bu ñu fi amul woon di nga gis loo xam ni lu doy waar la donc nag am na yenn yoo xam ni la politique de la police sax léegi mooy fexe ba jegale police jubale police ak population. kaddu yu nga xam ne kaddu yu am solo la xam naa rek dañuy waaj a tëj suñu émission ma lay wax lan ngay dénk jeunesse su Sénégal. jeunesse Sénégal bi c'est d'avoir raison garder parce que léegi tout est bouleversé les réseaux sociaux les comportements la liberté de parole d'action yooyu yëpp nag buñ ko canaliser wul ba niteloo ko fu muy jëmee nit ko du baax tollu nañu foo xam ni à un tournant boo xam ni rien ne sera plus comme avant léegi nag li ci des moo di xam ni dund sax gu ne dafay am des hauts et des bas mais bu fekkee ni les hauts ñëw na nga tàccu les bas ñëw na nga génne di rey ak di toj mais foo jëme su sa réew di doxe loolu moo tax nag ñun mag ñi waratuñu toog bu ñu gisee ndaw loo xam ne am na jom am na xel te am na yéene nga xam ne nag politique bi ñëw ko fu pour dundal ko dafa bëgg a dundal ko xam jot na ñëpp ñu ko yewa te kooku nag du kenn ko dul Abdou Salam ñu joxañ ko di ko moom la fii
nekk na kaddu yu nga xam ne yu am solo la du kenn ku dul Abdou Salam Mbaye mbokku internet yu Caaroy info lii lañ leen andiloon ñu ñëw tey seet si suñu muy Papa Ara Mbaye pour waxtaan ci wàllum politique waaye tamit ci parcours am ak li nga xam ne mooy Djiddah Caaroy Kaw politique bi nga xam ne am na fi ak relation ak ki nga xam ne mooy Abdou Salam Mbaye comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mbokku internet yu Caaroy info xam naa émission bi di ngeen ko am seen page YouTube mais ginnaaw loole rek ñu ngi leen di wax ngeen dem abonné tamit suñu page Facebook ngir mën a am information wala boog lépp luy xibaar yu nga xam ne dinañ leen ko jëlal ci gox-goxaan bi andil leen ko pour l'intérêt général de la société jërë ngeen jëf ba beneen émission ak jàmm.